régional di fa gis ay mbir yoo xam ne moo koy fekk mbokk yi thème bi tey mooy lan bi leen ko doon présenté mooy li ñu tuddee al miraas tubaab di ko wax héritage lëmbee na réew mi tas na ay famille jaxase na ñu bëri dañuy mujj nag doom bàyyi tas ñu bokk ndey ak bàyyi tas quartier ba tas kenn du xamati foo jëm l'islam nag lépp loo gis am na ci solution moom moo am lépp wutal ko solution l'islam nag ci miraas boobu la ñu andi tey suñu thème bi mooy philosophie miraas daanaka na ngeen koy déggee na ngeen koy dundee pour ku nekk xam lan moo la ca war ñu ganale nag émission boobu incha allah mbokk yi du ñu sori lu dul ñu jox leen oustaz Cheyba mu nuyu leen jàmmal seen teg yéen ñu doog a dugg ci waxtaan incha allah bismillah oustaz. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada allahumma la sahla illa ma ja'altuhu sahla wa anta taj'alul hazana iza shita sahla Oustaz Assane ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu imam Ndari Diop sama mbokk di ko ziyaare bu baax di nuyu di ziyaara mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ak ñun di ñaan yàlla subhanahu wa taala li ñu fiy waaj a gaaral mu néew mu bari yàlla nañu yàlla defal jàppandal ñu jële ko ak suñuy xel waaye nangu ko ak suñuy xol ba am ci ridallaahi mi ngërëmal yàlla yàlla na ko yàlla defal Oustaz Assane bismillah. jërëjëf oustaz loolu doy na kooku magu daara la wax naa leen mu ngi jóge Égypte incha allah mu mel ni imam Ndari ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu présenté ko ginnaaw bi ngeen ko xamee nuyul ñu mbokk yi ñu seetaan incha allah. alhamdulillah allazi jaala likulli amrin ajalan la yatajawazuhu alqail fi muhkami tanzil inna nahnu narisu al-arda wa man alayha wa ilayna yurjaun wassalatu wassalam ala rasulillah القائل تعلموا القرآن وعلموه للناس تعلموا الفرائض وعلموه للناس فإنه أول علم ينتزع في أمتي والصلاة والسلام على رسول الله mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne nii moom moo wax ci téereem bu tedd bi ni moom rek moom mooy donn suuf lépp loo xam ne moo nekk ci kaw suuf moom moo koy donn te itam ñun ñii nga xam ne ñun ñooy xëccoo ay ndono itam ci moom rek la ñuy dellu di sant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamal ni mii yàlla moo ko yónni ci ñun pour ñu leeralal ñu mu ñuy xamal ni nañu jàng alxuraan te nañ ko jàngal nit ñi waaye itam nañu jàngal ilmu faraid maanaam mbirum héritage di mbirum miraas nañ ko jàng ko te jàngal ko nit ñi ndax nee na moom mooy nisful ilmi di genn wàllu xam-xam waaye itam moom mooy xam-xam boo xam ne bii moom la ñuy njëkk a rocci ci dënnu doomu am adama yi di sant ñi nga xam ne itam ñoo fi nekkoon di ay saabaam di topp ci ay ndigalam ba keroog ñuy sangoo suuf oustaz ñu ngi lay ziar yow itam di la ndokkeel di la jërëjëf si occasion bi nga ñu jox bu ñu mën ci indi si fu suñu xam-xam toll fu suñu xam-xam yam ci loo xam ne di xëy na dinañ si yokk jëriñu ak yokk si jëriñ ñoo xam ne ñi xëy na daf leen toon di nuyu itam sama frère bi di sama mbokk ndax bi ñu toogee rek xam naa ni ñoo bokk suñu waalo bokk ca gaaya man ma dëkk ca Dagana donc ñu bokk ci miin bokk ci geño aussi parce que bu ñu toogee waxtaan rek gis naa mbokk yi feeñ kon lu yàlla doon wax ni innamal mu'minuna ixwatun lu ci des rek mooy ñu rafetal dëkk mbokk yi waaw donc émission bi yàlla fay kon gis nga tey day naa fi ñaar ñoo xam ne tey ñoo bokk kon suma goro tamit dëkk waalo yaakaar naa ne yàlla ci yàlla def sutur yàlla ko yàlla ñëw mu di bar sax Papa Saliou Guèye mel na ni dañuy tàmbali Oustaz Cheyba yaa tijji sànq dañ lay delloo si parce que ñu ngi bëgg wax ci philosophie miraas héritage léegi boo ñu doon wan lan mooy héritage lan la ñuy xamee lan mooy donn lan mooy ndonn ci boppam loolu mooy lan bismillah bismillah rahmaani rahim Oustaz Assane li nga laaj mooy taarif mooy définition wàllu miraas mooy lan comme ni nga ko xamee saa su ne bu ñuy jàng bokk na ci mbir balaa ñu koy càmbar ñu wax lii mooy lan te lii mooy lan nag mooy bu dee ci wàllu langue bi nan la mais bu dee ci sharia bi ñu ko déggee nan la miraas boo xam ne jóg ci warisa bi firi doon na ñooñu indi masdar muy miraas mu nekk infinitif bi miraas ci wàllu langue bi li muy tekki mooy menn mbir wala ay mbir yu toxoo ci barab mbaa mu toxoo ci doomu adama mbaa mu toxoo ci yàlla dem ci beneen jëmm wala dem ci leneen kooku baat bi la
wala muy mbir moo xam dafa jóge ci ay nit aw nit muy aw xeet daal di mat ci aw xeet loolu boo ko seetee moo gën a yaatu alal moo gën a yaatu xam-xam moo gën a yaatu suuf loolu nag am nañ ci liñ ci indi ci alxuraanul karim boo demee ci alxuraan yàllaa ngi wax wa warisa Suleymaanu Daawuda wa warisa doon na Suleymaan yonent yàlla Suleymaan doon na bàyyi muy Daawud kon ku boo seetee mooy am na lu jóge ci kii dem ca kële boo xoolaatee aussi ci alxuraan yàllaa ngi ko wala katabnaa fi zabuur min baadi zikr anna al arda yarisuha ibadiya salihun yàllaa ngi dogal ca zabuur yàgg na wane lii ñëw ëllëg ña koy doon ji mooy nit ñu baax ñi sama mbokk mi wax ne léegi ci alxuraan inna nahnu narisul arda wa man alayha yàlla nga xam ne man maay doon suuf si ak lépp lu nekk ci suufam kon loolu mooy baat bi nga xam ne mooy baat bi matale bi yonent bi salaa sallam indi na ko ci hadis ñëpp a ngi koy wax muy al ulamaau warasatul anbiya maanaam borom xam-xam yi ñooy doon yonent yi mais ci lan lañ leen doon mu tëj na wa inna al anbiyaa lam yuwarrisu dirhaman wala diraaran wa innama warrasu al ilma fa man axadahu axada bi xazin waafir yonent yi nag li ñuy bàyyi fi muy ndono du alal du askan du xëccoo waaye xam-xam la xam-xam boobu képp ku ko jàpp am nga cër bu màgg a màgg ci yàlla ba tey ñu ngi ci baatu donn ci wàllu langue bi suñu mag ñu baax ñu nekk fii boo jëlee ku mel ni maam sëñ Touba indi na baat bi wax na ne bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi zahabin mawruusi ci liggéeyal alxuraanul karim liggéeyal sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam man sëñ Touba ku may donn ci loolu nga may donn waaye kenn ma donn ci wurus ak ci xaalis donc loolu asan ci tënk mooy baatu miraas ci wàllu langue bi beneen li ñuy jublu nag dañ ciy liggéey suñu mbokk bi di ci liggéey kenn di ci liggéey ñu ko wax ci lislaam mooy intiqaalul milkiya min al mayiti ila warasatihi al ahya sawaun kaana al matruku maalan aw iqaaran aw xaqan min al xuquq alcharia buñ nee miraas nag ci charia islamia mooy moomeel gu toxu ak moomeel gu toxu jóge ci aji dee ji jëm ci ñi nga xamante ni ñoo koy donn tey dund loola nag moo xam alal la moo xam ay tool la moo xam droit la moo xam nu moo doon kon gis nga bu ñu nee intixaalu milkiya te mooy njëriñu importance su waxtaan wi nga indi nit ñi war nañoo xam loolu lan la moomeel mooy lan ndax jar na yenn yi ndax asam bu ñu nee moomeel misaal bi ma lay jox mooy buñ nee ma demba am na milliard am na nangami oto am na nangami tool am na nangami soxna am na nangami boutique loolu moomeel lañ ko tuddee ci lislaam keroog buñ ko tàggee ñu ne diw sàngam de ruuxam wadd na loola mu am lépp lam ca moom keroog paasewul lañ koy waajale waaw lañ koy préparé càngaay yaag lëj ko lañ yaag oto baa nga xam ne boo ko passé du passé 50 000 francs loola kese parce que moomeel gi toxu na moo tax mag ñi daan wax ni borom kër bu yor njaboot di ay ayloo keroog bu ruuxam waddee saako ceeb bu fa mu yemoon dañ koy yeew bëteel parce que moomatu ko nit ñee ko moom kon loolu ci sharia noonu lañ ko mën a tuddee moo tax li may jeexalee pour jox la kàddu googu moo tax Seydina Aliin pour wan nit ñi leen dajale yenn alal yi ba mu lay jural problème jaru ko dafa ànd ak nit ñi ñëw ba ci bàmmeel yi armeel yi mu taxaw nuyoo ne maa ngi leen nuyu yéen waa bàmmeel yi maa ngi leen di nuyu waaye maa ngi leen di laaj yéen ci lan ngeen nekk ni ñëpp taxaw di xoole waaw kii moom dafa am lu ko dal wala déet mu ne yéen ñi suul ci bàmmeel lay laaj ci lan ngeen nekk laa bëgg xam kenn wuyuwul fekk day jàngale mu ne bu ngeen xamul ci li ngeen nekk man ma wax leen li ngeen bàyyi ginnaaw li ngeen bàyyi ginnaaw de mooy seen alal ya nit ñi jël nañ ko xëccoo nañ ko seen jabar ya yeneen i góor ñëw nañ jël ko seen kër ya dëkk nañ ko seen oto yi ñu ngi koy dawal ñun nag ñu ngi bàyyi loolu xel pour ñaan yàlla balaa li leen dal ñu loolu ñu jëm ko yëwénal suñu ginnaaw donc asan ci gàttal loolu mooy baatu miraas ci wàllu langue bi ak ci wàllu définition bi jërëjëf oustaz imam dégg nga ko wax nañu lu am solo kon yëf yi dafay toxu rek ci moomeel dem ci moomeel ba boo dégloo Quran di wax ne walillahi miraas samawati wal ard kon dañu mës a doon ci kaw suuf comme
comme nee na inna nahnu narisul arda wa ma alayha kon gis ngeen baat yooyu yëpp bu waxee yàlla doon na ngoogu dana wuteeg bu sa joxe kon léeg-léeg alal ji toxu Souleymane nguuram nguuru baaje ñëw na ci moom ak alal lépp mu doon na incha allah kon loolu macha allah am na solo imam ci sa côté comme yaa ngi ci tribunal bi di liggéey maanaam alqanunul wadi loi bi nga xam ne moo nekk loi wu tubaab bi ñu mën ko tuddee nan lay dundee miraas googu système bi ci yéen nan ngeen ndax tombé naag li ustaas wax wala yéen nan ngeen gisee doon na googu waaw tombé naag li ustaas wax ndax lu muy tombeeg lu ustaas wax rek mooy partie bi muy wax ci tasrifam taarif bi maanaam fi muy joxe définition bi xam nga daf ci indi wàllu luxa ci la indi benn fànn bi waaye beneen bi mu nekk ci wàllu charia maanaam mooy mi nga xam ni àll ji day toxu ci diw dem ci beneen diw kooku nag daani ko boo ko seetee incha allah daani ko ni ci chariatul islam di doxalee rek moom la ci xaanunul watiyati ci Sénégal noonu lañ koy doxale à des exceptions près dama koy faral di wax am na ay settit yoo xam ni xëy na doxalinu àddina moo tax ak li nga xam ne lii ñi nga xam ne ñooy sultatu tasriya maanaam le pouvoir législatif ñoo ko ci dugal mi ngi ci barewul nag waaye lu ci ëpp nag daanaka mook chariatul islam ni ñu koy doxalee daanaka benn la te incha allah bu fekkee dugg nañ ci biir waxtaan si dinañu si gis li ma wax différence nag dina ci am waaye yooyu moom doxal yàlla ndax li yàlla dogal ak li doomu aadama dogalal boppam du yàgg ba mu doon benn du yàgg ba mu doon benn ginnaaw loolu nag ni ma ko waxee noonu rek la mooy boo seetee li mu wax rek ñett daf siy feeñ ci wàllu ndono il faut nit dee il faut mu bàyyi fi ñu ko war a donn il faut mu bàyyi fi lu ñuy donn ñooñu ñëpp nag macha allah ni ko chariatul islam indee ci ñi nga xam ne ñoo war a donn ak ñi nga xam ne ñoom la tere ñi di mawaani'ul irs noonu la ko itam qanunul watiyati fi Sénégal noonu lañ ko indee itam ci code yi ba tey it avec des nuances d'accord waaw loolu daal ci kon yéen a nekk tribunal yéen a ñu mën a wax yooyu incha allah ma xamal mbokk yi ne waxtaani moom thème bi bu ñu jeexal loog suñu gan yi danañ koy di continuer andiwaat suñu gan parce que dañu bëgg ñu am solution bu dul total sax nit ñi am satisfaction ci li ngeen di wax moo sax ma bëgg ñu def ko ndànk-ndànk pour mu génn ma delloo oustaz Seyba beneen laaj parce que ginnaaw bi ñu xamee loolu imam Dari comme ni nga ko waxee léegi ñu xool bu baax a baax a baax ginnaaw loolu am na benn xikma bi ci nekk maanaam le pourquoi parce que lu tax ñuy miraas lu tax oustaz waaw jërëjëf Oustaz Assane lu tax ñuy miraas question la boo xam ni buñ koy tontu dañ koy tontu ci delloo ko ci li nga xamante ni moom la borom bi wane subhanahu wa taala mën nañ ko tënk ci point yu bare bari waaye dañ ciy jël ñaar rek gàttal ko bokk na ci xikmatul miraas yëkkati tooñ goo xam ni dañ ko wéroon ci ñaar ñi gën a faible muy jigéen ak xale tout tànk avant l'islam di ñëw ñoom ñaar ñooñu kenn daawu leen boole ci miraas parce que dañu wax ni ñoom daawuñu du ñu xeex du ñu gàddu jaasi du ñu war fas du ñu def leen muy jigéen ak xale kon nag ñoom duñ bokk ci doon bu seen jëkkër gaañoo wala seen papa wala ku moo doon ñoom duñu am dara loolu mooy li nga xam ne moom moo nekkoon yàlla subhaanahu wa taala comme que léppam yërmande la bi mu ñëwee bi l'islam ñëwee mu jël injustice boobu nga xam ne jëlu nañ ko teg ko ñaar ñooñu mu ne loolu dañ koy teggi góor maanaam ni góor di donne donte mi ngi war fas noonu la ko jigéen defe noonu la ko xale di defe moo xam ay mag lañ moo xam am nañ loolu benn la beneen bi ci topp mooy même bi l'islam ñëwee yonent bi sallam bi ñu nee Madinatul Munawwara daawuñu donn comme façon bi mujjee mais dañaan doonu ci sababu li ñu tuddee al muaqa wal hijra ci sababas gàddaay gi ak mbokkoo gi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam boole woon nit ñi ca lañ daan donale mais daañu ko teg ci ni nga xamante ni mooy aji yaay ji ak yu ni mel loola nag alxuraan ñëw dindi ko moom la wax wa ulul arhami baaduhum awlaa bi baad fi kitaabillahi min al muminina wal muhajirin illa an tafalu ila awliyaakum maarufan kaana zalika fi kitaabi mastura suratul ahzab mooy léegi daal neexul ba neexul nag dañ daan mbokkale diw ak diw ci kii léegi nag neexul ba nag mais ñi nga xam ne ñooy boroomi ruxum yi muy li mu wax léegi te liima ak moom ñooñu nag ñoo gën a yee nag wax dëgg yàlla ci téere yàlla bi subhanahu wa taala loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo boolee ñaari xikma yi ñaari jaar-jaar yi sallallahu alayhi wasallam ñëw jëmmal ko ndax ay julli lañ bu ñu wax dañuy wax ci alxuraan ak sunna
nga xam ni Buxaari boo génne sababu nuzulu ayatu miraas yi maanaam Saadu ibnu Rabi xam nga ko imaam xam na ko ñëpp xam nañ ko di woon sahabu bu baax bi mu làqoo dafa bàyyi ñaari doom yu jigéen yu néew doole waaye bàyyi tëxam muy magam wala rakam jël alal jépp bàyyi leen soxna si bàyyi ba si naam salaasam toog mu ñëw ne ko yaa rasulallah waa Saad mi nga xamante ne mooy woon sama sëriñ ànd na yow ca Uhud doon xeex ñu rey ko wax dëgg yàlla ñaari doom yu jigéen yi ma bàyyil de lañ waroon am yëpp seen bàyyi jël na ko waaw léegi nag ma ñëw ci yow lan lay def boobu lii wàccagul salaasal ne ko demal nga may ma incha allah loolu yàlla dina ci tontu demal naka la dem yàggul dara rek ci la ay bi ñëw yuusikumullahu fi awlaadikum li zakari mislu hazil unsayni yàlla ngi leen dénk ci seen doom yi bu ñu faatoo góor gu ne na jël cëru ñaari jigéen lii moom la am moo représentant ci fecc jeexitu aaya bi li rijaali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun wa li nisaa'i nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruda pour wane daal li nit ñi bàyyi daal jegeñaale yi koy jël teqalewul góor ak jigéen teqalewul xale ak mag donc loolu bokk na ci xikma yi nga xamante ni maanaam mooy xikma miraas oustaz. wax nga dëgg. waaw dañuy gàttal rek nag leer na ci bopp nit ñi tey ne. dindi na injustice. bien sûr. delluwaat na nit cëram. waay. ba ci genre bi mu doon. waay en tant que góor en tant que jigéen. en tout cas ku nekk am na cër. waay cër yooyu dinañ ci mos a ñëw ci yeneen émission. ñu séddale ko seen kanam mais ñu ngi ci. en tant que miraas bi héritage bi nu mu demee. Imam Ndari yéen a nekk tribunal léegi ahkaam wad'iya foofu xam nga oustaz wax na. léegi acte yooyu nga xam ne moom ngeen di doxale foofu est-ce que mën nañ ci am dara doon nañu xam parce que injustice yonent bi dina ko ay acte la teg daanañ gis waa muhajirun ak lansaar ñu doonante parce que yonent bi dafa defoon seen diggante ay mbirum fraternité ñu ci doonante wala ay problème hijra mu ne déedéet ulu arham ñi bokk kon delloo si na ko ahkam wadiya nan lay doxalee foofu ci wàllu miraas. alhamdulilah gis nga ahkamul watiya boo ko seetee ci Sénégal dafa mel na rek lu boo demee ci am na borom xam-xam bu mag di woon mufti ñu koy wax Usaymin nekkoon ci mufti Arabie Saoudite waaw boo demee am na benn téere bu muy wax ilmul def naa ni ilmul usul la ci téere boobu boo demee mu ngi siy wax lan mooy njëriñu qaanunul wat'i parce que moom ma ngi fay def wane que ni qaanunul wat'i buur moo koy teg pour indi ay mandarga tëral dara wala teggi ko donc am na lu ca baax waaye am na lu ca baaxul li ca baax mooy lu dëppoo ak shariatul islam macha allah nee na lépp loo xam ne dëppoo ak shariatul islam loolu mooy lu ca baax moo tax kenn mënul jàpp ni xaanunul wat'iyati léppam dafa baaxul ñu bëri dañuy def boobu erreur dëgg la loolu nag moo am ci le code de la famille bii nga xam ne moom la ñuy doxal xaanunul wat'iyati la waaye nag lenn li moom dafa dëppoo ak shariatul islam ittifaqan d'accord. am na si nag yenn yoo xam ne xëy na bu ñu ko waxtaan wi mayee dinañ si mën a ñëw waaye peut-être xëy na bari na mën na bariwul ça dépend ni ñu koy apprécier ba tax na boo demee ci xaanunul wat'iyati maanaam ñu wax ni code de la famille boo demee mbirum jullit yi ni ñu koy réglé mooy ni ko chariatul islam réglé rek képp kuy mbokk rek ñu xam ne ñii ñooy bokk ci wàllu jigéen ñii ñooy war a doon ci wàllu góor boo demee ci article yi lu ko doole ci 571 code de la famille ba muy jeex daanaka moom dafa recopier sax téere fiq yi rek d'accord daanaka dafa recopier téere fiq yi noonu la ko doon bu dee jigéen nii lay doom yaay nangam doom bu jigéen nangam même cër yi juumuñu. téere yan cër yi. non cër yi juumuñu cër yi juumuñu parce que copie dañ ko copier ndax xëy na du ñàkk jamono bi ñu koy def itam xëy na jël nañu ay ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu chariatul islam comme ni ñu koy waajee def ci ay réformes yoo xam ni dañuy jël ñi nga xam ni ñoom seen xam-xam wàjj na ci wàllu chariatul islam ñu mën ko def moo tax code de la famille tooñul kenn boo demee dañuy def ni droit commun kooku moom beneen wàllu atte la def lu ñuy wax succession de droit musulman yëpp mu ngi si biir code de la famille bi donc partie bi droit successoral musulman lay doxal côté bi droit commun lay doxal boo demee nag ci partie bi muy waxu mbiru droit successoral musulman li mu jox cër góor moom la jox cër jigéen
ci ni ko chariatul islam joxe li mu jox yaay li zakari misla hazil unsiyayni mooy privilège de masculinité boo demee mu ngi ci biir code de la famille waaw loolu il faut ñu ñëw ci benn bés wala ci waxtaan yi parce que gaañaa ngi diingat waaw moom laa lay wax que ni nit ñi dañuy xaw a jaxase toujours ci ñëw boo waxee rek ñoom dañuy jaawale ni dem nañu tribunal ndax dañuy daw seet dañuy daw application charia déedéet bu dee loolu ki ne chariatul islam ni mu koy réglé noonu la ko code de la famille di réglé am na ci yenn différence moom mooy comme ay wala du zina incha allah xëy na bu ñu ñëwee ci tomb yooyu dinañ ci mën a wax fu différence ba nekk maanaam xale bu judduwul ci yoon waaye bu dul loolu li chariatul islam jox yaay moom la code de la famille jox yaay lu mu jox soxna su fekkee jëkkëram bàyyiwul doom moom la ko jox fële lu mu jox soxna si bu jëkkëram bàyyee doom moom la ko code de la famille jox ainsi de suite point yëpp boo si jël ni kii moo war a doon kii code de la famille lu mu ko jër cox bi mu ko jër mooy cox bu ko chariatul islam cër bu ko chariatul islam jox léegi nag mbir mi moo di nit ñi dañuy xaw indi ay jaxase ndax nag wala tax fu maa laysa laka bi ilm nit ki lu mu amul xam-xam waru caa xóot da ngay dem si ñi nga xam ne ñoo ko jàng ñu mën la ci wax lan mooy différencier ak lan moo ciy sew-sew yi waaw loolu am na solo mel na ni defoon nañu benn micro trottoir ñu dox ci nit ñi di leen laajte ci fi ñu day ak ñoom ci jenn jeetaay yi ñu xool loolu te dellu si parce que dafa mel ni am na lënt yu am ci nit ñi ñu déglu leen ni ñu déggee miraas ak ñoom ñi nga xam noonu la ñu koy dundee ak seen problème léegi ñu ñëwaat ci plateau bi léegi su ko defee ñu continuer génn waxtaan wi ñu mën koo àggali ku nekk nag mën cee joxe li nga xam ne mooy sa xalaat. yéen a ngi ci seen émission Al Mizan ñu laaj góor gi ndax mës na dund li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee nii góor yi lay njëkk a laaj ndax suñu la doon laaj lan mooy miraas mën nga ñu ko wax. miraas daal li ma si xam si sama xam-xam mu gàtt mooy ku génn àddina njabootam daje pour essayer ñu bu jéem a seet xayma li mu bàyyi gannaawam ni ñu koy séddalee njaboot gi. waaw ndax mas ngaa fekkee fi ñu koy defee séddale googu. waaw fekke naa ko ba tombé benn borom xam-xam bu si wax benn wax bu am solo boo xam ne daf ne ki nga xam ne de moom la ñuy miraas la mu daj ba dajale li tax ñu koy miraas te doy ko mu ko ne di ko doy di ko daw di ko wut di pour yokk ko ñam fa bàyyi gannaaw ñu toog di sa xiiroo di sa ŋaayoo mënuñ fexe ba am loo xam ne leen fa doy parce que kenn ko la sosoon moom benn boobu doyu ko ñoom ñu bëgg a séendoo benn boobu kenn mënu si am loo doy kon boobu yow ñu rafetoo ko rek moo gën seeri. waaw laaj bi lay mujj laaj mooy léegoo ñenn ñi dañ koy mujjee yóbbu tribunal ci xëccoo lan moo la gënal boo doon tànn bu problème amee ndax da ngay choisir l'islam séddale la sa alalu néew wala nga yóbbu ko tribunal parce que ñenn ñi moo gën a yomb pour ñoom. li islam wax daal nga si mën a def daal bu demee lu wax mënul dem daal nga bu yóbboo daal nga désisté bàyyi leen ko jàpp si yàlla nga xam ne ku nekk daal yaa ngi tant que yaa ngi dund si wërsëg àlla ku laa di nga ko lekk munoo lekk si wërsëg nga lekk wërsëgu jàmbur mu daal di tomb dem coow am di sa mokk di si tas vraiment daal ngeen bàyyi leen ngeen ñu rafetaloo ko diggante gara moo gën teb tribunal gara. jërëjëf ñu lay gërëm. man dégg naa ko daal te it vraiment ci diine moom xam naa ni miraas moom xam naa ko ci téere yi daal. mais mënoo def pratique bi. non je n'ai jamais fait la pratique mosuma def pratique bi. est-ce que mos nga fekkee foo xam ne ñu ngi koy séddale nga teew yow. non mosuma ko fekkee. non. sa famille kenn mosu ci am problème mu miraas xëccoo yooyu. non kenn mosu ko ci am. d'accord léegi pourquoi ñu bëri di préférer dem tribunal di bàyyi l'islam lan mooy sa xalaat. waaw mais parce que dañu bàyyi diine rek dañu bàyyi li borom bi tabaaraka wa taala wax rek ñu topp leneen parce que je crois que daal vraiment li yoon mooy ñu. topp li ñu yàlla wax parce que yàlla aussi moo sàkk doomu aadama yi xam li baax ci ñun xam partage bi nga xam ni moo nekk partage bu normal donc buñ ko bàyyee dem seeti leneen aussi bon conséquence ñun ñoo koy subir c'est ça le problème. waaw tribunal boobu lan nga gis ne mën na ko def ci famille bi. bon man moom franchement bu dee wàllu tribunal moom man bëgguma daal doomu aadama di dem foofu quoi surtout jullit quoi ndax xuraan aussi dafa wax lu leer waaw. fa man lam yaxkum bi ma anzalallahu fa ulaayka humul kaafiruun man foofu laa ko jàpp. loolu lu mu tekki. mooy ku képp koo xam ne atte na atte boo xam ni bu yàlla indiwul la kooku ku far la kooku moom wet teggi na yoon man daal loolu laa gis. jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant merci. miraas moom wax dëgg yàlla moom bon maanaam mosuma ko dund daal mais xam naa ne problème yi ci gën a bari moom defe naa ñàkk waxtaan rek ci lay bokk waaw si njaboot moom boo amee si njaboot moom vraiment da nga war a waxtaan ak ñoom ci lépp ci li nga denc ak li nga nëbb comme ça la plupart bon ñàkk a xam ni ngay waxtaan ak sa njaboot fi ngay denc say alal dugg no parfois boo dëddoo
mooy indi genre jafe-jafe yu bari waaw parce que nit ki moom lépp looy def ci àddina rek na doon loo xam ne di nga ci déggoog nit ñi waxtaan ci comme ça boo fi jógee ëllëg problème du mën a am parce que jërëjëf li ma la laaj ndax miraas mën nga ko wala da nga koy dégg rek ni ñu koy wax. non mosuma ko dund nag sincèrement mosuma ko dund bon vraiment mosuma fekk sax fu ñu koy def parce que du ma fay faral dem parce que aw ma jot bu bari quoi damay liggéey gis nga waaw. léegi bu problème amee ci famille looy préféré l'islam wala tribunal. bon l'islam. waaw l'islam li nga préféré l'islam. parce que l'islam moom la ñu xam ci lañ dund ci lañ ñu yare waaw lépp loo gis rek mu ngi ci téere bi waaw bon justice nag mën nga faa dem mun ay nit rek la comme ñun mën nañoo juum mën nañoo bañ a juum bu ko defee ñun ñee nekk ci ay problème waaw. mais nit ñi dañuy gis ne bu ñu demee ci justice si lañ amee jàmm est-ce que loolu gis nga ne yoon la. waaw bu fekkee nit ku nekk li ngay def ba sa xel dal lépp loo def tamit te sa xel mën ci dal rek jaamu yàlla la aussi waaw baax na ba tey. man sama wàllu bopp dunduma ko waaye gis naa ñu ko dund te si li ma xalaat de miraas dañ ko war a teel a def mu bañ a am ay problème mu ay doom yi ay sët di ko def ku gën a àdduna daal si yoon si lu gàtt daal war nañu ko mën a def loolu daal laa jàpp man. est-ce que mas nga fekkee fu ñuy séddale alalu miraas. déedéet wax dëgg fekkewuma ko waaye nag dégg naa si ay coow yu bëri moom waaw. léegi bu problème amee ci famille bi lan ngay préférer dem ci l'islam mu àtte la wala dem tribunal mu àtte la. man sama wàllu bopp su ma amee problème yu mel noonu daal dem ci l'islam parce que comme si diine l'islam la ñuy wootee suñu bopp bu ñu amee problème diine l'islam la ñu war a dem mu àtte ñu am nañu ay sëriñ am nañu ay kilifa diine yu ñu mën a leeralal mbir mi ñu dem si ñoom ñu leeral ka man mooy suma àtte man. waaw ñu ngi fii ci biir émission Al Mizan ñu ngi toog ak benn xale bu jigéen mel na ni moo gën a ndaw ci ñi ñuy laaj dama ko njëkk a laaj est-ce que xam na sax lan mooy miraas ndax xam nga lan mooy héritage. héritage foofu man mooy loo xam te ne lu nit di moom bu génnee àdduna ñu wax kaa si daatle ba sa war. pour man jërëjëf waaw est-ce que mës nga fekkee fi ñuy defee loolu. miraas fu ñu koy defee mosuma ko fekke yàlla def na mosuma ko fekke mais tamit yaa des cas yoo xam te ne dama koy faral di gis yoo xam te ne bëri na bëriwul. cas yu mel nan nga day faral di gis. comme am na boo xam te ne benn soxna la bu génne woon àdduna bi mu génnee àdduna ay doomam def naa ñoom ñoo ko miraasal seen bopp mais après affaire bi am na wax quoi. am na tamit beneen boo xam te ne kooku dama gis ne borom kër bi mu génnee àdduna nag ay doomam ñu miraas ka léegi bi ñu ko miraasee dañ ko xaajaale mu doon ñaar alors que moom daa am ku mu ko bokkaloon si li ma dégg léegi ki mu ko bokkaloon soxnaam la woon léegi mais dañ ko xaaj ci digg bi biñ ko xaajee ci digg bi ay doomam bokkoo yem benn ku si nekk yem benn cër alors que cër boobu noonu warul woon a demee noonu ndaxte ñenn ñi dégg naa ci ay wax seen yaay moom genn wàll gi kon moom la mu fa jotoon a am as néew lañ waroon a xaaj ci digg bi au lieu que ñuy jël la mu fa jot a am di ko xaaj ci digg bi. voilà jërëjëf li ma la laaj yow est-ce que sa biir famille amoo loo dund lu mel noonu héritage boo xam ne dund nga ko wala nga yow sax ci sa bopp laa bëgg a laaj ndax dundoo héritage boobu. man sama famille mën naa wax ne si je ne me trompe pas am na si parce que am na koo xam te ni si sama famille la bokk génn àdduna mais boobu ba léegi gisuma ne ñu miraas ka la ca war daal defuñu ko am na ci lu bëri loo xam te ne mu ngi des léegi may laajte yu loolu noonu n'est-ce pas que dafay am ay conséquences yoo xam te après dafay répercuté wu waa léegi fi mu nekk ni may ñaan ñi nga xam te ne ñu ngi may seetaan ñi nga xam te ne dañ di ay ndaw ay xale ñu bàyyi leen ci kër ñu nekkar soit ñu nekkar seen i yaay bu fekkee ne miraas dañ ko war a def mu doon loo xam te ne si yoon la dañ ko war a teel a lijjanti ndax mën na dem bu ci biir xale yi ñu dem bu ci biir am noonu boo xam te ne da koy jur ndaxte loolu gis naa ko benn bu dul ñaar noonu boobu gis naa ko parce que à chaque fois ku si nekk danaan lii man maa ko moom ndaxte lan sama wàllu maam la. ñoom fan la ñuy mujjee histoire bi day fan ci imam ba la ñuy jëm wala ca tribunal la ñuy mujjee. léegi affaire bi ba léegi nii amul suivi ndaxte jeexagul ba léegi mais gis naa tamit sama benn copine boo xam te ne kooku moom dafa nekkoon ci néegu sëy doon sëy dem ba ci biir léegi bi sëyam jeexee dafa ne moom dafay ñibbi seen kër dem toogi ji kër yaayam ndax lan dafa am wàlla maamam moom kër ga te léegi comme te maamam moom kër ga léegi moom wàlla mu ngi foofu noonu
pour man dama xalaat ne même bu ñu xaajee miraas yaayam xamal na ko nekk carrément li du sa wàllu yaay mais sama wàllu yaay la léegi fi mu nekk nii nag ma doon wax ne nañ koy séddale rek ci ni mu doonee yoon te ñu jàppale xale yi nga xam te ne bu ëllëgee bu ñu màggee loolu dañ koy def seen bopp foot ne lii seen alal la alors que ne alalu ñi nga xam te ne dañ ko war a séddale si yoon la. laaj bi ma la mujjee laaj ndax yow bu problème amee yow da ngay préférer dem ci l'islam mu àtte la wala dem tribunal mu régler sa problème. man je préfère dem ci l'islam. je préfère dem ci l'islam ndax tamit bu fekkee dañ dem au niveau fële affaire tribunal foofu noonu am na ay këyit ndaxte am na këyit mais këyit yi ñiñ ko jox foofu mooy wax ji daa am si ñu mu nekk te yooyu noonu yëpp ñoom ñi di kilifa pour man ñoom ñoo ko war a jóg lijjanti ko teel ko lijjanti ndaxte duñ ne dañ fiy toog à vie tamit loolu tamit lu jar a gëstu la. jërëjëf kon ma gërëm la. merci. pompe à essence. mécanicien bi mu ñëw daal la ne pompe à essence bi moo paal. 20 000 francs la koy dépanner. waaw maa ngi fii ci station Total bi ci Ngor. ndax am na joni joni ah kay. te man foofu léegi maa ngi la koy yónnee. baax la. jërëjëf ak joni soxla bu teew moo ci gaaw. Joni Joni mu ngi ci mboolem station Total ak it fépp fu ngeen gis rek mandargay Joni Joni. jaar mu ñël Mayacine mu ñël jaar mu ñël Mayacine. ma bëggoon daal boo ma mënee may fukki fan ak juróom-ñett yëpp mbaa ñaar fukki lépp conférence al ma sa enveloppe. léegi nag kay conférence danañ ko bàyyi xel. comme ni nga xam ne rek mën ngeen ko bëggee. conférence. waaw du ma ko jël. mère yéen nii ngeen di def di triande nit ñi kii xamul la nga ñëw naan ko ay guddi yow ban guddi nga am. yow dimbali ma. waaye nag dinaa ko jël rek ngir kóllëre waaye bu dul woon loolu du ma ko jël fenn. wala ah ni nga ko jëlee. waaye man sama yoon ñëw ci man l'essentiel na ñëw rek na ñëw te andi rek man si la ca des lu intéressé wu ma moo xam. yow la nga wax nga wax ak joppar la nga ma nekk joppar. weeru koor gu tedd gi li laay war a sóoli sara ngir yàlla. yow sa doom yi doo leen xool ñu ngi leen di tuwe nit ñi dalee ci kaw nit ñi nii comme ça. lii mooy Mayacine weeru koor day laaj nga gunge sa bopp ndax weeru bànneex la ak weeru dëddu àdduna ñu jàppandala leen ay programme spécial ci seen TV tafsiru Quran bis bu nekk li ko commencé altine ba samedi ak seen diine itam di programme baneen bu ñu leen jagleel ci seen TV lañu ci jublu mooy di leen wéttali ci jàmmu yàlla di ànd ak yéen ci ngeen xam solo su weer wii ñu nekk comme dañuy wéttalikonte nag kenn ku ne mën naa wéttalikoo itam ak la mu am ngir won ko ay mbokki jullitam ni ay xéewal ci jamonoy weeru koor mbokk yi yéen ñi am ay produit ngir jamonoy weeru koor gi woote leen suñu service commercial ci 33 842 46 45 wala 77 332 16 87 Sen TV parce que yéen ànd ndok yéen ci di leen wéttali ci ay ibadat ci jamonoy weeru koor. jërëjëf mbokk yi yéen a seetaan micro trottoir boobu ma def ko mbokk yi ma dajal su ngeen dégloo mbokk yi oustaz Seba Imam Dari nit ñi benn wax la ñu wax mosuñu fekkee fi ñuy miraase góor gi mu njëkkee moo ko mos a fekkee ñeneen ñi mënuñu ko ñeneen ñi toujours seen wax mooy l'islam la ñu préféré mais terew ñu gis ne famille day am problème surtout xale bi maanaam question yu pertinente la amee moom wax na yu cas yu bëri ci biir léegi nan ngeen mën a imam comme yow ñu njëkkee ci yow balaa oustaz Seba léegi gis nga ñu bëri dañu préféré dem ci l'islam te terew yéen a ngi gis kaay di ñëw tribunal lan moo waral loolu. waaw xam nga boo gisee intervention yi maanaam intervention yu am solo la. boo seetee góor gi njëkk a wax moom mu ngi proposé mu ngi wax si ñàkk doyluk nit ñi. man toujours dama koy faral di wax ñi nga xam ni yàlla natt na ma ñu dal si man pour atte. bu ñu naree di xëccoo dama leen di wax ni man sama bàyyi si jaada laa doon na ci moom. donc ku nekk yaa war a dem liggéey sa ñàkk doole. ba am loo mën a tuuse mais li bàyyi nga dëgg la ku nekk di nga topp sa àq sa miraas bu kii waaye nag loo ci war a am rek war na la mën a doy warutu jur ay xëccoo.
mooy luy waa ji wax rek ndax nag yàlla mënul defal ñëpp ñu riche walaw basata allahu risqa li ibadihi la baxaw fil ard yàlla bu joxoon ñëpp richesse kon ñëpp a bew loolu nag la bañ moo tax kon bu miraas jotee lu si waaye am na nga ko jàpp pour dem ñeneen ñi ñu ngi wax choisir entre l'islam wala entre tribunal mais yooyu yëpp ñàkk xam la rek xam nga wax naa la léegi ni la tribunal boo demee am na partie bu ñuy wax boo xam ni dafa concerner le droit musulman boobu boo demee ku nekk sa cër lañ lay jox li kulli zi haqqun haqqu cër bi yàlla joxe ci alxuraan moom la ñuy jox ñëpp ba mu des kaaw wala du zina boobu nga xam ne mooy doomu njaaloo incha allah dinañ si ñëw bu ñu waaw loolu bëgg naa ñu laal ko balaa ñuy jeexal waaw kon boo gisee te même droit bi ñuy wax sax newul wala du zina day donn newul wala du zina day donn daf ni l'enfant naturel n'hérite que de sa mère maanaam wala du zina ci yaayam rek lay donn léegi nag moom war nañ ko mën a jox loo xam ne lii cëru genn wàllu cëru doom bu jaar ci yoon la loolu xëy na réew mi ni mu tëddee la dañu nekk ci réewu ilmaniya xëy na du chariatul islam pur et dur gis nga jafe-jafe yu sew yooyu nag yooyu nit ñi ñoo ci mën a dimbale législateurs yi ak attekat yi parce que attekat yi lu ñuy atte ci tribunal bi yaa ko dogal kii yaa ko dogal kële ko dogal parce que ñoo fal député yi dëpp yi ni la ñuy atte mais nag gis nga réew bu tëddee ci lu mel noonu nga xam ne chariatul islam amagu fa pur et dur dañuy def lu ñuy wax an nasiha dëgg la dañuy joxante ay conseil gis nga benn base maa ngi la doon wax léegi benn mufti arabu surtout Usaymin man tam bari lu leen di jàng lool mu ngi doon wax waa jooju doon wax naan wa man lam yahkum bima anzalallahu mais tegnul ci téere boobu ma lay wax waaw parce que dafa gis ne ku àttewu li yàlla wax waaw yëfar nga te li nga joxe mooy tribunal bi yu ndaw la wuute ak ci wàll wi ñuy waxtaane waaye mais wuute yi voilà ci wàll wi ñuy waxtaane ci wàll yi ñuy waxtaane wuute yi mooy li ma la wax rek boo demee ci ku mel ne Usaymin moomu nen la xaanun wat yi am na yu ca baax am na yu ci jaadu yoon mais nag bu fekkee loolu am na conseil rek muy mën a am am nasiha ndax benn base loolu la tontu woon waaji ci mufti bi boo demee ci téeram boobu muy wax naan al maalum fi waajibul muallaqat bayna al mahkum wal xaakim ma ngi koy wax ña ngi koy laaj bu fekkee da nga dem ci réew moo xam ne appelé ko wuñu fa droit musulman pur mun la fa in lam tuujad mahaakim charia an nasihatu faqat xataa yuxakkimu sharh Allah nee na nag bu boobaa dañuy laante biir di joxe conseil oustaz Assane di def moom it propagandam Imam Ndiaye oustaz Ndiaye di def ay propagandam ba tax ñu mën a attewoo chariatul islam pur ndax nag réew il faut mu am buur ña ngi wax luy indi loolu ñuy dem ci charia ki mu jóge troisième bi il est très pertinent parce que nee na nag bu fekkee xëccoo mën a am kay nañu dem ci tribunal et puis loolu mooy dëgg parce que nee na fi seen xel di dalee parce que balaa ñu waliyu man laa sultaan la sultaan waliyu man laa waliyu la ku amul kilifa buur mooy sa kilifa te tribunaux yi ak kii teewuñu yow nga dem ci imam Ndiaye ni ko kat nun suñu nangam moo génn àddina defal ñu suñu miraas bu la ko defee ba ngeen tëral ko ci këyit ngeen dem ci tribunal ñu homologué leen ko tribunal sax du leen laaj lu tax nii da ngeen yor mu dëggal leen ko pour ngeen am ay papier ndax imam Ndiaye mënul def papier ndax nekkuñu ci réew moo xam ne jox nañ ko moom en tant que imam muy def ay papier papier am valable kon bu defaree papier kay naka indi tribunal homologué ko kon mbir mi nekkul foofu xam nga lu réeral nit ñu bëri mooy bu defar ñu boo ñëwee tribunal rek dafa am ay différence déedéet tribunal fokk mu am boo déggee ñu wax ay man lam yahkum bi ma anzalallah yooyu da ngay dellu xooli sababu nuzulu aaya dëgg la waaw il faut conditions yi réunir te nag itam du jaageenu rek nit ki attene nangam rek faasix la wala kaafir la wala leneen la yooyu boo demee ci maanaam ku mel na Ibnu Kasir ma nga day wax ni la déedéet zulmun doona zulmin fisqun doona fisqun man nga indi noonu ñetti ay yooyu ñëw sortu Maïda man la koy indil di la ko expliquer la ndax nag fala budda li naas min xaakimin nit ñi il faut mu am ku leen di atte ndax bu dul loolu fawda mooy am anarchie te nag nee ñu benn réew moo xam ni benn buur bu caay saay moo ko yoree junne at moo gën benn guddi goo xam ne buur amu fa bu tribunal amoon woon pour di séddale miraas kon tey famille yaa ngi tojante bopp te kat bu ñuy jubawul seen biir mais dañuy dem si tribunal ndax tribunal boobaa moom dina leen mën a réguler am na sañ-sañ ku nekk mu taxawal ni man lii laa dogal ci miraas bi ku ko toppul yoon dal sa kaw kon nag
loolu moom du mën a ñàkk. effectivement il faut ñu loolu dinaa ñëw ci question pour oustaz parce que al miras bayna qanun wadi wal islam yi dina ko gën a leer léegi oustaz Seyba lan ngay commentaire ci réaction gaa ñi ak parce que dafa mel ni waroon naa laaj benn subha benn lënt bu am day mel ni est-ce que feeñu ci reportage bi dëgg la waaw ginnaaw boo commentaire jërëjëf imam leer na aca bismillah waaw jërëjëf oustaz Assane di kontaan trop ci intervention yi la commencé ci góor gi njëkk wax ba ci xale bi li ñuy wax kenn mënu ko dindi dafa am na lu ko waral imam wax na léegi li nga xamante ni moo ne ci alxaanul wadd yi moo li ñuy atte ci tribunal bi ñun nag suñu problème mooy Sénégal dañ dul xam di wax moo xam ci côté charia bi la moo xam ci côté loi tubaab bi la te wax nga sànq imam Ndari alxuraan moo ni fas alu ahla zikr in kuntum la taalamu ahla zikr boobu du oustaz Cheikh mu jàng fiq rek ñu lal daram nekk ci jàkk ji masala bu jóg doon laaj ko déedéet ahlu zikr mooy ñooñ taxasus borom spécialité yi am na loo xam ne tey bu ma ko laaj ba bu ko tontu maa ngi war sama bopp di war ki ma koy laaj yow yaa ma ko gën a xam dama la war a yebal ci yow mais du man maa yore course gi rek maay imam bi maa war a tontu loolu kooku jafe-jafe la ba indi lu mel ni beneen bi mooy doxinu l'islam ci Sénégal ak fudul Sénégal ba léegi dafa leerul ci bopp nit ñi Assane waaw loolu moo am na li ñuy tuddee al mujtamaul muslim bokkul ak al mujtama al islami même arabisants yi mel ni man ñu ngi ciy daan ci ay thèmes conférence société musulmane ak société islamique du benn de du benn waaw société musulmane ni albutal muslim mooy kii jullit la ak dama nekk jullit man jullit la ak dama nekk jullit ñoom ñu daje fii kenn ku ne am nga nooy pratiquer sa ñun mujtama muslim lañu voilà mais al mujtama islami mooy li ngay def lépp da nga koy balloo ci l'islam loolu la néew fi nga dëgg te leerul aussi bu ko defee nag da ngay dellu ci li benn base doon wax ma laa bëgg leeralal moo tax wax yu am solo nga wax ci bi nga génne bi ak Ousseymin Assane yaa ngi ni tey oustaz booy jàngale buñ la laajoon tey ne la dox ñu l'islam ci Sénégal fu mu toll doo ko tontu doo xam lay wax fan l'islam bu toll ci Sénégal am naar laaj la ko doo xam loo koy wax parce que lu tax amuloo paramètre booy natte ànd ñun ñi nekk ci l'islam imaam yeeg sëñ daara yeeg xalif généraux yeeg ak ñëpp ne daal lii daal bëgg nañ fii ak nangam ci soppeeku nañ ci doxale nii parce que yow l'islam xam nga ne ñaar la as sawabit wal mutaghayyirat dafa am yoo xam ne du soppeeku ni ñuy gëmee yàlla ni ñuy aji màkk ni ñuy fas loolu moom ba abadan du soppeeku leneen lu dul loolu ci wàllu social beeg wàllu solidarité beeg wàllu yenn at ak yu ni mel yooyu day changer selon temps bi. daa am évolution moo tax xam nga may wax waaw luñ manqué ci Sénégal. waaw mooy dañ dul jàng téere yi nga xam ne mooy wax taarixul tasrif islamiyya. jërëjëf jërëjëf surtout ça dama la wax ne dañu manqué histoire de la législation islamique dafa am. taarixul islam taarixul tasriful islami. dëgg la bu ñu doon lire téere yooyu dinañ xam ni lu bëri daan na amee nii waaye jamono nangam nii lañ ko tëralee. dëgg la encore manqué culture islamique la je pense. mooy li ma la wax nii Assane dafa am saqaafa islamiyya parce que mooy li ma la wax nii. loolu tax na mënoo xam l'islam fu mu avancé. effectivement dem naag demul da ngay gis ñu naan fi ne l'islam bi dafa dellu ginnaaw xam nga loolu wax mënu ko gën a garaaw. wax nga dëgg fekk jullit ñi ñooy dem ak ñëw. mais l'islam fa mu nekkoon du fa jóg. wallaahi wax nga dëgg. donc lënt bi loolu moo indi ci lii gars yi doon wax xam nga toog borom kër di kilifa ñu xam la ci diine xam la ci lépp nga ne bu ma dee kër gi na nekk këru famille gis nañ ko fi. kër gi na nekk këru famille est-ce que loolu l'islam la kooku ñàkk xam a tax yow yaa ngi jël affaire bi teg ko ci xalaat pour yow yaa ngi jàpp ni da ngay dajale famille bi fekk da ngay tasar famille bi. yow kon amoo droit joxe ndigal ci sa alal. non ok. non loolu kii moom la saa juñ sànq. mais li ma la ci bëgg wax ci côté boobu rek. sauf kii la ñu bëgg a wax wasiya bi. waaw li ma la bëgg wax ci côté boobu. nañ ci ñëw bon man ñëw ma sax ci côté boobu mais côté bi nga ñëwee mooy. voilà maanaam yi ñuy joxe ci lënt moo tax. nit ki ne bu ma génnee àdduna kër gi nañ ko bàyyi muy kër famille dafa am lu lënt ci moom. parce que moom li lënt ci moom jàpp na ni bu deful loolu ñii dem fële ñii dem fi ñii dem fi fekk yàlla mi nga xam ne mooy ahkamul hakimin wa alamul alimin ki gën a xam way xam ñi gën a nekk expert ñëpp moo ni séddoo leen miraas leen te loolu noonu ni ma la ko mën a waxee ci gàttal yow mi yaakaar ne fi ne famille bi day tas
da nga nekk kër famille nga nekk fa man nekk fa imam nekk fa kenn nekk fa ngay jur may jur complication di dugg bu yàggee la muy juraat ci catastrophe mooy gën a garaaw li xam ne mu ngi parce que loolu ci problème mu lënt li Assane waaw ñu bàyyi loolu xel bu baax. oustaz wax nga lu am solo imam waaw muy waxee nii maa ngi koy wax si sama benn xutbatul juma maa ngi koy wax man leen këru famille amul ni nga ko waxee noonu la ko waxee bu kii juree kii juraat kii jur kii jur alors que ki njëkk moom kër gi bu fekkoon ñu séddale ay mbiram kon tey duñ fi nekk di dëgg la moo tax ku dee nañu séddale ay mbiram dëgg la ndax nag toog naan ñu bëri tey dañuy ñëw tribunal ni suñu bàyyi moo ne woon bu kenn jaay kër seen bàyyi est-ce que xam na ni yéen seen comportement wallaahi amatul dara lu muy dogal ci ay mbiram dëgg la amatul dara lu muy dogal ci ay mbiram dee na nekkatu fi wallaahi moom loolu la ñuy wax naan waxu ku dee ku ñu dund ko fi bàyyi xaw ma dëgg la donc moo tax waroo moom daal boo dee defal li yàlla wax rek nañu séddale ku nekk jeex waaw parce que ci lay aborder sa wasiya boobu parce que dañ ko laal maanaam muy ci tubaab li ñu tuddee testament yi voilà parce que baat boobu da ciy dugg oustaz effectivement waajur yi day bëgg a bañ njaboot gi tas ba mu tas leen après parce que da jàpp ñu mu séddoo rek musiba am te séddoo bi la islam wax ak ni ñu ko séddoo kon alalu ki faatu warul tere ne fenn sauf mu joxe ci ay testament te yooyu day dem ci seeni borom léegi wasiya boobu imam nan ngeen koy traité fële tribunal oustaz dinaa ñëw nga wax ma ci dara ci islam waaw wasiya nan ngeen koy traité fële testament bi wasiya xam nga boo demee ci droit positif bi itam mu di xaanul wat bi moom itam li chariatu islam wax la wax sulusul mal boo demee ci article 504 code de la famille maanaam ceeru alal ji ceeru alal ji la nit ki war a mën a jox bu fekkee nag ëpp na loolu ko defee dañuy def ay réduction waay boo demee ci article 504 code de la famille moom itam yooyu la lay wax parce que nag du jaagee rek da nga naan maye naa sama alal yëpp toog ak noo ko war a maye itam ni chariatul islam définir noonu nga ko war a maye noonu nga koy maye gis nga montant de réserve et de la quantité disponible la réserve héréditaire globale est de 2/3 mooy loo xam ne kenn du ko laal donc 2/3 la kon mu des lan bu fekkee alal la 2/3 dem nañu 1/3 moo fa des mooy sulusul maal moom la ñuy joxe wasiya moom la ñuy joxe wasiya la seule différence te pour sax différence daani ko kii na ndax boo demee tey ci chariatul islam ca njalbeen dañ daan def wasiya lil walidayn wal aqrabin waaw moo doon cosaan ba dëgg la mais bi nga xamee ni yàlla wàcce na yusikumullah fi awladikum ba ku nekk mu jox la sa cër si la ñu dàqal ni waalidayni dootuñu am ñaari waajur ko parenté dootuloo ko defal miraas dootoo ko joxal testament dootu amatoo droit di ko jël parce que moom day doon donc la warasatu lil waaris la wasiyatu lil waaris waaw kuy doon na mën a kuy hérité kenn du ko defal différence yooyu moo fi nekk mais ñun fële boo demee ñii doon na mën na leen jox mais nag du dépasser le tiers maanaam sulusul maal moom la ñuy def ak wasiya waaw loolu moom mooy différence bi nga xam ne itam nekk na ci diggante xaanunul wasiya wa chariatul islam nga dëgg waaw te chariatul islam itam moom it ñëw na réduire ko moo tax ñu wax la lu nekk par étape lay doon dëgg la dëgg la ndax moom bu yàgg dañ ne woon ñëppay waaw in taraka xayran al wasiyatu li walidayn wal aqrabin ñaari way jur yi ak ay njogañaale waaye léegi bi nga xamee nag aay ba lay ñëw na mooy bi ngay sax ni Saad ibnu Rabi moo tax ñu ni kenn amatul droit di jox kenn koo xam ne kii ndax yàlla jox na ku nekk cëram comme ku nekk xam nañ sa cër nag kon la wasiyatu lil waaris wax nga dëgg oustaz ñu lay lool parce que nee na réduire ñu dara ci islam wax testament boobu yaakaar naa am na cosaan ci diine même waaw xam nga may li ma wax sànq rek gis nga jëb tëb rek rejeté benn mbir te xamoo ko la muy jur ci yàqu-yàqu mooy gën a garaaw la nga xam ne moom nga doon defar li mu wax ni c'est très important ak li mu wax sànq ne tribunal bu fi ñëwee am na nu ñu lay jaarale noo xamante ni daanaka dafay dëppoo ak la nga xam ne mooy lislam loolu aussi lu jar leeral la nit ñi ñu xam ko li muy def aussi c'est très important en tant que juge nit ñëw nga xool seen jëmuwaay xool seen bëgg-bëgg xool seen cosaan delloo leen dem leen ngeen seet diw sàng ngeen arrangé loolu dafa am solo trop bu pare ñoom ñoo ñu homologué leen loolu da am solo la Oustaz Assane li mu wax nii mënuñ ko génn lañ waxoon sànq bi ñu soog a tàmbali ci li nga xamante ni maanaam mooy intixaalul milkiya xam nga waxoon naa ko sax benn définition bi mooy toxug moomeel bu jóge ci aji dee ji jëm ci ñi koy doon loolu toxug moomeel googu ginnaaw buñ ne faatu na lay ak xam ci alal ji ñu jàpp ni moo ko moomal boppam mooy lañ koy waajal loolu wax naa ko sànq su paree nag ñu génne ay borom parce que boromam bor la. waaw d'abord. bu ñu génnee ay borom ba mu jeex mu ne suñ papa de new nañ ko joxal bàyyi diw 500000
nañ ko joxal ma sàmb nangam nañ ko joxal ma demb nangam nañ ko joxal ma demb nangam ñu ne ah dee taxaw leen foofu moom yàlla fi addu alal ji mu indi kat ñetti xaaj lañ koy xaaj benn ceer ba comme li ko imam waxe loolu kat mooy génn ci dénkaane yi mu wax te na fekk aussi ba muy dénkaane ñam dénkaane bokk ci ñi nga xam ne dañu war a doon ñoo ko war a doon dañ leen di exécuter mënul nekk su boobaa léegi sulus boobu nga xamante ni muy ceer boobu nga xamante ni ci la loolu war a génne bu fekkee ni dafa ëpp maanaam li mu dénkaane moo ëpp loolu la soo baa dañuy na ko waxee sànq réduire dañuy wàññi yéen ma doon am 500000 léegi 250 000 yaakaar naa yonent bi daa woon waa ji wa sulusu kasiir sax maa la ko wax may na ko ceer est-ce que sax bëriwul aywa loolu waxin la te nga bàyyi sa njaboot ñu ñàkk waaw loolu waxin la waaw moo tax gis nga même wasiya bi ngay wax boo demee xam nga alxuraan moom day indi rek teg dëgg la mais hadis moom moo lay firi dëgg la gis nga wasiya bi ngay wax sax nee ñu dina toll foo xam ne day xaraam dëgg la dina toll foo xam ne fii dañ koy sib dina toll foo xam ne fii dañ koy rafetlu nee na dina xaraam boo jëlee wasiya ni bu ma dee nañ ma defal nangam te nangam boobu mu jël lu xaraam la dëgg la bu boobaa wasiya ba day xaraam kenn ko exécuté xam nga nañu dogal nañu delloo kóllëre waaye nag doonte yaa ko kóllëre woon ni nañ ma defal nangam dañ koy dog ndax lu xaraam la jëm dëgg la jëlal ma sama kii bi yóbbul ma ko sa sabar ba wala boog ci baar sangam bu ñuy tabax wala cinéma sangam bu ñuy taggee sabar bi waaw nee na boobu dafay xaraam nee na dinañ ko sib ci boo xamee ni li nga bàyyi ci alal bariwul waaw bariwul bari boo xam ni boo si génnee njaboot gi ki dëgg la boo demee si téere fiq yi ne la boo boobaa dañ koy sib mooy firndeel woo donte la wasiya nga defoon waaw donte la wasiya nga defoon macha allah donte la wasiya nga defoon te alxuraan moo ko indi textuellement ni in taraka xayran al wasiyatu même bu wàlli day génne aqrabiina yi wala ñeneen ñi nga fi ba waaye nee na ba tey sax dañ koy sib ndax li nga bàyyi bariwul bari boo xam ne bi war nga ci mën jël di jox keneen alors que say ndono ñi ngi fi dëgg la ah dina rafet nag sax ñu ni bu fekkee que ni fekk nga sa benn mbokk mu mel ne imam Ndari tey nga ni kii dafa néew doole kat bu ma dee nañ ma ko joxal nangam nee na boobaa dañ koy sopp waaw moo tax même aussi si boppam sax gis nga charité sam wasiya bi yëpp boo xoolee wa iza xadara al qismata ulul qurba ñooñu tamit ko bàyyi leen xel même ñu fekkee te nekk dëkkandoo sax mën ngeen leen ñamal ci mbir mi ginnaaw bi ngeen séddoo waaw donte le loolu sax ba tey sax am na ci boobat ba tey it am na ay réduction ndax booboo nee ñu boo demee si ñoom ñu mel ne Ibnu Kasir nee ñu keroog bi nga xamee ni ay yusikum la fi awlaadikum wàcc na ci lañ ko man suux yooyu yëpp nag ay problème d'interprétation la rek problème d'interprétation la rek boo xam ni nit ñi ñoo ciy def léeg-léeg ak ay nasiha te wax dëgg yàlla xam nga ni nit dee mbokk mu jegeñ mi ngi ni waaye kii du donn ñu nar a séddu alal ji bàyyi ko itam ku ne xam na ni rafetul du diine du àdd wax nga dëgg kon ñu xool kon am na question moo bëgg a posé sa see ba xam naa damay sotti benn parce que mbokk yi ñu setaan nañ jàpp ne bu dara leerul ci li ñuy wax bu ñu jeexal naa jox numéro boo xam ne dañ ciy woote wax ci seen problème ñu ngi leen bëggoon boole ci émission bi mais incha allah dinañ ko fexe ubbi leen téléphone yi ci yeneen jëmi jamono ñu dugg si mais comme mënuñu dugg léegi dinaa jox benn numéro bu ñu jeexal problème yi ñu dégg fi te am lu lënt ba kenn saa yi paa yi day naan bu kenn jaay kër gi am ñu fa dëkk ragal ko jaay parce que bu ñu jaayee kër gi tamit xaaj bu ñu ko séddoo kenn du am lu mat kër ñu ragal loolu toog fa histoire ba ne cour boobu kaa la gis naa ne mën nañ ci ñëwaat ci yeneen waxtaan mais oustaz am na lu ñu war a waxtaanee wala ma laaj la ko xaalatul muslim amaamal xukmillah al waddi yi bi qadiyati miras c'est que loolu nan nga ci war a jox nit ñi maanaam julli bi nan la war a parce que am na ñoo xam ne pour ñoom soo leen laaj ñu ne la bëgguñu tribunal dontoo ne imam Ndari nee na li tribunal wuute foofu l'islam ay comp-comp la mais ñoom lan mooy taxawaay julli bi foofu lan mooy taxawaay maanaam situation musulman bi ci àtte boobu waaw jërëjëf koy def parce que sànq ne nga am na ñoo xam ne du ñuy jàng dara rejeté ko. nan nga leen di jox comme conseil. waaw dëgg la oustaz boo laajee situation jullit bi ci kanamu loi bi nga xamante ni moo tegu ci wàllu miraas mën naa wax ni question bi mën naa jur beneen question. parce que beneen situation jullit bi mais kan mooy jullit bi c'est-à-dire question la buy juraat beneen question. kan mooy jullit bi situation jullit mais kan mooy jullit bi. waaw jar naa laaj. si. l'islam bi mu yor ban l'islam la. kooku aussi question la. te du laaj bu compliqué. oui du laaj bu compliqué. c'est à voir waaw bu ñu waxee ne dañu naan waa ji daa compliqué. c'est ça société bi ñu nekk bay war am xiira jafe-jafe jàpp ci fii jàpp fii ban société la xam nga yii mooy li ma waxoon sànq rek c'est-à-dire ay problème yu war a régler ba pare la c'est-à-dire ñun dañoo taajogul fu ñu war a demee bay wax dañ fa taajogul c'est-à-dire dañoo déparagul. xaayida bi daal pareegul. voilà pareegul. le fondement. loolu laa bëgg wax. parce que léegi. Assane question bi
dama koy teg ci benn plateau. bàyyi ko imaam ku nekk. waaw ñu teg ko ci kaw misaan bi rek. voilà teg ko ci kaw misaan bi. waaw ci kaw balance bi. dafa am benn njuuma xam nga njuuma. waaw njuuma yooyu jommale. voilà. dafa am njuuma loo xam ne. dafa dugg suñu biir réew. dugg suñu biir société. te njuuma li neexul xam bi njuuma li bu ko neexee nekk julit bu ko neexee nekk yéeféer bu ko neexee nekk nitu aada. bu ko neexee nekk sëriñ bu ko neexee nekk bandkat bu ko neexee nekk tëggkat lu ko neex nekk. ndawra binkat. waaw day dem jumaa ja di dem église ba di ñu fekk si nekk ñu suñ biir néeg yi nekk ñu suñ jaamu yàlla yi gis nga njuuma googu. tant que taajuñ ko ci bedd bi benn gars yi saa yu njuuma gaa ngi nii la mel nañ ko defee nañ ko def ba nañ ci dëppoo nii. du ñu denc question yi nga di ko posé. xam nga njuuma loolu lan la. mooy laïcité. la laïcité. ñaat jeex na. voilà parce que boo ko définir mooy fonder une société sans Dieu. tu vois parce que bu leerul. te tubaab yi am na ci ñoo xam ne am nañ fu la ju toll nii. fexe nañ ba définir ko ba am ñoom nañ ko jàppee mais ñun ñu sànniñ ko ñun mu nekk affaire boo xam ne lam ñu jural mooy naafeq c'est-à-dire ak nifaaq. loo wax fii tey bokkul la ngay wax fële. ci loolu la ñuy jëmee moo tax nga mën a tey yor kaala ëllëg nga mën a sol képpi. ginnaaw ëllëg nga mën a def nangam ginnaaw ëllëg nga sëy ginnaaw ëllëg nga mooy yàlla ginnaaw ëllëg nangam lépp mu ngi dajawaat ci boobu façon njuum. loolu nag dafa jot imaam wax na lu am solo mais affaire bi yow la man la keneen la te yàlla dimbali nañ te nit ñi yaakaar ne l'islam noonu lay natt doomu aadama yi l'islam am na fu muy natt doomu aadama. cër ñu dul jullit l'islam bu gën a jox yëpp ci nga war a nekk ak ñoom cëru liggéey. cër boo jël lislaam bu gën a joxe mais nag njuuma loolu moo waral nit ñi gëlëm ba gëlëm goo xamante ni tey xamuñu la ne ci tribunal ba xamuñu aussi ne ci jàkk ci. waaw parce que yaa ngi jël turu. lu ne waay defal. li ñoom imaam ñi di àtte ci tribunal bi leerul sa bopp. parce que jéemoo ko leeral. loolu sa asam di wax jàkk ji jéemoo ko leeral mais yow li ngay xool mooy sa avantage ngay xool. lañ daan wax naan dañuy bañ ci fiq li ñu tuddee tata bu ruxas dañ koy bañ. bëgg lu yomb mooy lii kat Imam Malik wax na ci lii Shafi yi wax na lii xam nga xool li la arrangé nga jël ko seet yi la arrangé di comp di dem. loolu moo ñu dal. donc situation jullit bi. foofu laa koy teg ci misaan bi. macha allah du ñuy pare tey quoi. dinañ ci ñëw parce que Babacar moom mooy signalé. ñu gërëm ñu ne ci waañ wi. ñoo toggee fi ba mu ñor. mooy signalé mais jàpp leen ne. dañuy continuer thème bi mbokk yi. parce que wax naa leen ne bu ñu yëkkatee benn problème en tant que jeexul dañuy toogaat jeetaay parce que bëgguñu ñu daggate ko. nee naa incha allah dinaa joxe numéro bi. xam naa ci kàddu yu mujj lay ñëw li nga wax moo ñu jural li ñu tuddee inshiqaq maanaam li tubaab tuddee déchirure dañoo xotti c'est-à-dire en tant que benn personne dañ ko xotti xamul fan la faat moo tax sa question am solo kan mooy musulman bi tey xamoo musulman bu àjjuma gaañ yi Muhammad lañu bu samdee doo xam lu ñu doon kon loolu laïcité moo ko dugg ci ñun parce que dañu gëm loo ne mën ngaa dund lii te loolu jullit waru mel dafa war a cohérent incha allah dinañ ñëw parce que thème bi waxtaan bi mu ngi suñu kanam tomb yaa ngi fi ku ci nekk dañ dellu siwaat fii ci plateau bi àggali ko ba nga xam ne jàpp naa ne benn émission mën naa am ñetti jeetaay parce que émission bi lan laa ko wut lu tax ma samp ko fi wutum solution parce que coow li dafa war a am solution l'islam daa ñëw pour solutionner suñu vie quotidienne régler ko amul lu ko të kon loolu faaw ñu koy wane ci biir incha allah te gis nañ ne souligné mbir yu bëri mais solution yi ñëwaguñ ci à 100%. mais maam kon ñu mujj ci kàddu gi mujj gi xam naa temps bi dafa xat ba muy naan jeex na sax gëmuma ko. léegi lan ngay tàggatoo jàppal ne da nga ñëwaat incha allah ak oustaz ci kanamu nit ñi aywa bismillah. xanaa li ñuy tàggoo rek mooy comme li ma leen waxoon ci njëkk rek. bu fekkee dañu nekk ci réew moo xam ne bii xëy na mbir mi tegoogul ci yoon. te nga xam ne li am responsabilité ñëpp la. li ma la wax rek mooy nasiha bi moo xam. dëgg la laabalante biir. te bañ di force itam. te itam surtout wàllu miraas ñi nga xam ne itam mënuñu ko nañ ko bàyyi di jël di ko def. waaw gis naa damay faral di wax que ni. ku dee ci kas ñun nañ seeti imam ba du imam yëpp mën miraas. dëgg la man de damay wax ni su fekkoon mënuma ci dara donte ne imam laa ku ma fa fekk laaj bi naan la xaw ma ko demal seeti jiw. dëgg la dafa am ñoom fit de. waaye nekk imam taxul ma doon waaye ñàkk a doon imam it taxul ma ñu ban miraas. dëgg la nit ki mën na bañ doon imam te mën a miraas. honnêteté intellectuelle boobu itam bokk na suñu gën a jafeel mbir mi. léeg-léeg nit ñi ah man kat imam diw moo ni nangam nangam nangam. mu wóor ni kii dafa juum bu sax bu élémentaire boo xam ne te
miraas dafa jafe. xam nga lu ñuy wax ni mooy nisful ilm. mooy genn wàllu xam-xam. te yow ci alxuraan bu mu ñëw si ñaari aay rek la fa ñëw wala ñett ndax benn ci ma nga ca awalu suratu nisa yusikumullahu fi awladikum ba sa jeexal ba benn bi ma ngi si axiru suratu nisa ci fin suratu nisa du mu di kalaal la benn bi ma ngi si suratu ahzab mooy li nga doon junj sànq ñetti aay yooyu dong moo ñëw ci alxuraan te ñun la mooy nisful ilm kon kay nga xam ne sa njàng war nga dem basé ko feneen fu dul ci yàqu alxuraan loolu nag moo réeral ñu bari loolu nag nañu dellu ci téere fiq yi xóot bu baax seetaat mbir yi waaye ku fekkee da nga bëgg ni man imam laa rek kuñ ma indil ma atte ko itam dafay indi ay muskil jërëjëf imam ñu ngi lay gërëm Oustaz Seyba kàddu gi mujj gi waaw kàddu gi mujj gi rek mooy di la gërëm di la sant di gërëm ñi ñu doon déglu ñëpp di ñu seetaan lii imam wax lay jeexale c'est-à-dire xam-xam bi mi ngi fi xam nga opération miraas def ko kooku jëlu temps bu mbir mi leere une heure de temps du ko jël gisoo ñii ma laaj yëpp kenn mosu ko tee voilà mu nga ko mooy loolu bu ko defee nag li am solo mooy nañ ko delloo ci ñi nga xam ne ñoo ko xam bu baax baax di gërëm ñëpp di la gërëm di la sant di ñaan yàlla subhanahu wa taala li ñu fi jot wax lépp lu ci am nekk njuumte ci suñu xam-xam bu gàtt la lu ci jub yàlla la ñu ngi leen jéglu baax ngeen baal ñu wax asalaamaaleykum jërëjëf sama gaa ñi gërëm naa sama ñaari gan ñi gërëm naa ñi nekkoon ci wàññi di togg yëf yi pour jox leen ko gërëm naa caméraman yeeg technicien yëpp incha allah mu mel ni mbokk waxoon naa ne jeexul incha allah comme jotu leen dugg mën ngeen ñu woo ci 33 842 40 80 33 842 40 80 ngeen bàyyi question yi bu ñëwaatee dañ ciy dépendre pour régler problème bi parce que il faut ñu duggante ñu am benn proximité boo xam ne moom la ñu am ak ñoom su ko defee loolu mu nekkoon héritage complication des na cas yu bëri dinañ dem ci seddale yi cas yu bëri tribunal leeragul imam dina ñëwaat ak Oustaz Seyba incha allah di leen jox daje rek ci beneen émission Al Mizan muy la balance incha allah fii lañ koy nattee ba xam dëgg bi fan la féete ñu ngi gërëm ñëpp ñi seetaan seen TV di gërëm technicien yeeg ki fii liggéey ki ca mag ba ki ci gën a tuuti incha allah mbokk yi ñu jox leen day ci beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rrahmani rrahim wassamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan